Messieurs, amis, chers auditeurs, quel plaisir de vous retrouver encore une fois dans un autre numéro de votre émission Yoonu Ndaw. C'est vrai que nag maa ngi doon gis yenn commentaires yi ñi di ma laajte Kheucha fan la ne tey nag dama ñëw ci yéen ak tendance parce que booba dañu jëloon temps reculer un petit peu pour mieux sauter loolu la tubaab di wax moo tax tey dañ leen indi li nga xamante ni actualité dañ leen indi li nga xamante ni tendance la te ñëpp a ngi koy waxtaanee partout à travers les réseaux sociaux les gens en parlent ki ma leen di indi nag artiste la moom li muy def mooy li nga xamante ni moo di comédie musicale ñu gën ko ci ràññee di ci def di ci lu mucc ayib tey nag dafa jotee ki nga xamante ni moo di xaritam di doomu ndayam kooka la ñu ne ko Ouzin Keita su ma nee Ouzin xel day dem ci ki nga xamante ni moo di Pawlish Mbaye Pawlish ngeen di découvrir à travers cette interview mesdames et messieurs, mes chers internautes, restez scotchés et surtout abonnez-vous ndax xam naa ni lii bu jeexee yéen ñëppay bës bouton bi ñu doog a commencé ayca Pawlish maa ngi lay nuyu. Pawlish moo ko daan gis ambiance Pawlish boo ko gisee rek say bëñ day sourire tey ma ñëw gis sa yaram bi tëju torop lan la Pawlish. parce que xaw ma gàcce góor laa. ndeysaan. tey su ma yàlla defee man kenn mësuma dóor kenn mësuma toroxal. ndeysaan. saaga na ma dugg di jënd ma jënd a pare mu jël bitéelu jus xëpp ma ko fi ma ko bi ma xëppee jus bi ma dóor ko mu accéléré ma daal di dox sama kaw mais du Ouzin moo dox sama kaw. barki Serigne Babacar ci kooku du Ouzin. parce que yow mais ñun Ouzin la ñu gis à travers les images nit ki nu gis Ouzin Keita moo topp di la dàq ji ngay daw te man yow laa gis nga arrière lu ma musul gis. man du ma daw mais su ma dawee ki ma accéléré du Ouzin man damaa gis barki yonent bi jinne laa gis kii du Ouzin. jinne barki alxuraanu karim du Ouzin ku xool man ni ma toll ak ni ma mel Ouzin wata dàq ji Pawlish mais damaa gis jinne moo dox sama kaw moo tax ma ëtt gisoo sama loxo yi damaa mel ni damaa def ni sama loxo damaa tiit Ouzin bindu Ouzin la mais bindu jinne moo ñëw ci yaramu Pawlish Ouzin dama ko jàppee nii dama ko jàppee jinne mais nabit tey ku ne am na cuuraay jinne am na cuuraay rab am naa cuuraay fu ma ko gis. mais dafa mel ne dafa la xaw a laal balaa ngay ñëw ci li ngay bëgg a wax nii parce que gis naa nga taf sa ay yéen taf lan la def moom daf la dóor coup de poing bu dal wala. Ouzin mënu maa dóor jinne ji moo ma dóor mais pas Ouzin mënu dóor Pawlish. kon yow nangu woon yow Ouzin moo la dóor. mais Sénégal yi xam ngeen ni Ouzin mel Ouzin wata dóor Pawlish Ouzin mënu dóor Pawlish ci àddina Ouzin mënut a dóor Pawlish man ni ma mel. ak ni ma toll macha allah Ouzin waru jàpp Pawlish di ko dóor mënut a nekk ci àddina mais nag yee na ma fu ma ko gis du mbindeef moo nu mën a jubóole ci àddina du mbindeef ñëpp dëkk bépp gi may woo baal ko du mbindeef su ma ko jàppee dinaa dóor Ouzin mu tëdd. mais non xaaral yow da nga am benn wax joo wax nee nga jinnee la dóor mais boo fekkee Ouzin dóor ko te jinne ji nekkul ci moom loolu boobaa la wax. damay jinne ji laay dindi ci Ouzin jàpp moom mi personnel muy Ouzin. dóor ko mais yow mu mënul gis yow nee nga ba nga gisee jinne ji da nga arrière nga ñëw ni yow léegi da ngay songi sang ci biir wax nee naa cuuraay jinne am naa cuuraay bi. su ma ko jàppee dinaa ko dóor ba mu tëdd. billaay wallahi ba jaa Ouzin dinaa ko dóor parce que dafa am lu ma metti man xam nga ni man kii war maa def lii man jinne war maa def lii mais pas Ouzin mënut a dóor Pawlish amoon naa ci moom yërmande yërëm naa ko parce que ni mu bindoo Ouzin ak melokaan Ouzin ni mel. nu Ouzin mel. Ouzin yaram bi non parce que su ma xasee du safe parce que accéléré na ma dox na sama kaw c'est normal damay nangu mais su ma ko jàppee dina xam ne lii mus koo dund ci àddina parce que dafa am loo mel Kheucha man Pawlish non alors mbokk yi internet yi nii seetaan defe naa gis ngeen Pawlish am na lu ko metti ci biir xolam. wax na ko léegi. waaw maak songo Pawlish yàgg na maa tapas yàgg na maa wax problème bi fan la commencé Sénégal xamuñu fa fan la commencé problème mu ngi commencé ci WhatsApp. seen problème yàgg na du tey. tey ngeen ko leeral ci kanamu nit ñi. nan la seen problème demee nan la commencé. Pawlish Mbaye xam nga saf neex. sax bu baax. Pawlish Mbaye dafa na wax saf neex WhatsApp. daal di ko wax ay pro yu garaaw ci man daal di ko envoyé vocal saf neex jëlal vocal ba envoyé ma ko ba ma envoyé vocal. mën nga nu leeral ci lan la wax ci vocal yi. loolu lépp xam nga tam olof ñaanal wax ba àgg dafa ko moom. du lépp ngay wax waaw ba pare moo xam na man xam naa moo tax rek moon ko rek kuy dóora mu ki saaga waa kuy màtt di wékk di pàdde moo mën ñëpp moo tax rek ma daal di vuruj ko. nga vuruj gi demee neneen. ndax bokkul ak sa vuruj gi nga way ndax moom nee na gisul nit jinne la gis.
yonent bi jinne laa gis kii yonent bi jinne laa gis kii yonent bi jinne laa gis kii du Ouzin jinne barke alxuraanu karim du Ouzin Ouzin ku xool ma ni ma toll ak ni ma mel Ouzin wata dàq ji Pawlish jinne la gis. waaw mën naa nekk li mu wax mën naa nekk ba du ma ne li mu wax du dëgg mën naa nekk ndax ku xam Ouzin Keita xam ne jinne ka pàdd ku pàddante jinne koo xam ne day pàddante jinne kon bu pàddante nit kon loolu kon loolu saf ma. ah mais man Ouzin man gisuma fi jinne nit ku ne lëmm laa gis nii. waaw Olof Ndiaye dana jaan tuuti na waaye da nga daa ngi si biir bi xam ku seen Ouzin Keita muy dem di yarax gën a kii benn handicapé la wala kii benn sagal nit buy dem la nga ne xaama tabago boo ko toogaat ki neex naa nokk te fekk nu doomu aadama mën naa ndaw tuuti wante tànk jàppoo ko doo ko xam ba ma cokkaasee gis na loo xam ne mosu kaa gis li Pawlish Mbaye vidéo si vidéo at sa ban pare ñoom saf neex nee na ñoom saf neex sax nee na ñoom saf neex ba damay àtte nee na daf man daam ñu leen doon dóor ñoom saf neex daam ko doon ko faj. ñoom saf na neex ci boppam. waaw am na keneen ku leen doon dóor te xamuñu ni nit ki ak loxo yi fan la jógee. fan la jógee kon li Pawlish doon wax démb lu am la. yonent bi jinne laa gis kii waaw bien sûr. mais yow li nga déclaré ci peuple bi nii ba bu la nit ñi gisee léegi duñ la daw wala da ngay napp nit ñi wala nu mu demee noonu. du napp day fekk sama xol tàng wala kenn merewu ma moom ma mere moom dof laa bu ma mere moom benn nit laay doon Pawlish Mbaye ñuus naa ko ba mu day. mais moom nee na gàcce gi mu am tey mosu koo am bi mu juddoog léegi te dina ko jaral mu def lu ne. man ma du ma ko rey mais dinaa ko jàpp takk ko dóor ko tëdd mais loolu du yoon tu n'as pas. ma jox ko petit cola mu lekk ak laajte pour taat bi génn xam nga taatam dafa tàpp de tàpparka génn mu jóg. actuellement yow nee nga yaa ngi salle de sport xam naa bu seetaanee lii moom tamit ca ëllëg sa dina xëy dem gontu ji liggéey ni yow loolu noo ko nar a gisee ndax ñëpp nee nañu moo la gën a ëpp moo la ëpp masse moo la gën a volumé te yow da ngaa tuuti yow loo nar a gisee loolu. Olof Ndiaye dana tuuti nit mën ngaa tuuti waa lu nekk si biir nit du ko xam tànk jàkkaarloo ban jàkkaarloo maa moom xam na daj na déggu ma de. mais yow da nga toj R4 am R4 bi lan moo tax nga toj ko est-ce que xam nga bu la ci porté woon plainte mën nañ la arrêté wala dara. maa ngi koy xaar na ma yóbbu police na ma yóbbu police na ma yóbbu tribunal maa ngi koy xaar man damaa pare lépp macha allah damaa pare lépp pare naa si doora pare naa si lépp. réew mi dañuy gis ci yenn commentaires yi nit ñu nekk ñi ngi wax naan lan moo war a mën a nekk seen problème actuellement yéen ñaar comédie musicale ngeen di def nee nañu Ouzin moo bëggul Pawlish. non Pawlish moo bëggul fa moo ma tëgg bët moo ma iñaane na soxal na bon na ñaaw na lim boole moo bëri. mais moom nee na yow dàqoo ko. bu xool ma regarde ça nga xool Pawlish. mais moom nee na nga baal ma bëgguma sax di wax yenn propos yi nee na handicapé nga selon li mu wax yow est-ce que li mu wax noonu yow sentir nga ko ci sa bopp parce que yow li lépp yaa ngi koy def te nag am na loo xam dama koy farataal di gis fu nu gisee Ouzin mi fecc day daan. waaw yaa ngi may reetaan bu moo reetaan sax dana essentiel mooy loolu. mun naa nekk xam nga mën nga gis nit ki mun na handicapé la waaye handicapé googu man war naa ko handicapé di mel moom mujj nekk handicapé. ndax moom la bëtam pat. waaw moom la bëtam pat fu mu toll nii olof ñu mu naan kii bi moo gaal gi moo mujjee dëpp xamaa dëppoon. moo mujjee dëpp moom handicapé war na ko handicapé mel ndax moom la bëtam pat moom la tuñoom néew yi. fi mu toll nii woo na ay nitam nee na bu ko ci kenn woo naan ko baalal Ouzin yow est-ce que bu la autorité yi woowee tey jox la ndàmpaay lu ci mel ni xaalis di nga bàyyi mu sedd xam ni lii affaire u àdduna la rek. Pawlish Mbaye démb gis naa ko dama gis a daw. non fan nga gis Pawlish mu daw. sama koñ bi fii si tali bi la gis mu daw damaa gisaat benn bitig lañu tase maam moom ma am lu may jëndal damaa gisaat tas waxal tas bi dafa waaj tas bi la daw. Pawlish Mbaye ci boppam. Pawlish Mbaye si damaa gis daw. mais est-ce que li ngay wax seet nga ko. écran laa jàkkaarloo de sit laa jàkkaarloo ñu may xool damaa gis daw Pawlish Mbaye looy daw. Pawlish Mbaye damaa gis daw la def daw fëx. ngeen baal ma waaye lii soo ko yàggee def damay daw de man. waaye yow itam looy daw. jekk saa yi gis nga ni nga jógee yow dafa mel ne jinne ji daa ñëw ci yow di. non sama yaram a tàngalaat
Pawlish Mbaye ba ma ko dóoree ba ma ne ko vuruj doo gis vidéo na noonu ñoo àtt na noonu yuuxu vidéo na àtt na Ouzin yaa ngi may dóor man leen pourtant man dóoru ma leen vidéo na àtt na noonu dóor vidéo ba nga xëy si wootee ku nekk may woo téléphone ma Ouzin Keita yow daa xam ñoo doon daam vidéo ne ne dafa mën ay groupe nit ñoo doon dóor ki àtt dama am rab moom Ouzin dama ko jàppee nii dama ko jàppee jinne mais nag it tey ku ne am na cuuraay jinne am na cuuraay rab am naa cuuraay fu ma ko gis rab moom am naa ko rab boo mën a jàkk fa saa xam du ma nit laa du ma vampire nag noonu da ba nga wax bu leer du ma vampire du ma mort vivant nit laa waa dafa lu ànd na man li ànd ak yow lan la lu ànd na man lépp ngay wax fasaa ku daan si teen jinne pàdd la ngeen pànt yow jinne gi fasaa xam ne kooku du nit mbokkee xaritu internet yi defe naa yéen a ngi seetaan li nga xamante ni moo di sama interview ak Ouzin Keita xam naa ñenn ci yéen a ngi naan kii de fitam toogul dëgg la sama fit toogul ndax li mu def nii geste bi mu jekk saay jug mel na ku naaw wala ñu ko dem na la ca kaw toogaat jàkkaarloog man ku ko xool ku ne xam ne lii leneen la ay ca dañuy yeggale tuuti dañuy jëm nag damay génn tuuti comme li ma ko mayoon temps de battement ndax nga mën a récupérer un petit peu ñëw mën nga yegg si waat nii moom wax ni benn secret ñi xamuñu ko xam nga doomu aadama ni ku nekk am ñoo xam ne fasaa nay juddu am ñoo xam ne nañ juddu weer am ñoo xam ne juróom-ñeenti weer xam nga ngay juddu juróom-ñeenti weer moom daal moom la sa yaay di kii di ëmb waaw man ñetti at nañ ma ëmb Pawlish ñetti at nan la ko mënee ëmb plutôt dama tiit di moo ma tuddee Pawlish ma tudd ma Ouzin Keita Ouzin sama yaay ñettal la ma sama yaay ëmb ñetti at waaw ma doxee si ñeenti weer. ci ñeenti weer yow nga dox. waaw ñeenti weer laa dox man damaa judd la toog. yow actuellement tu as quel âge. quel âge 25 ans. non tu n'es yow ku la xool nii xam ni yaa ngi ci 27 jàpp 28 ak sa sikkim beeg bopp bi nii. non sikkim bi day ñëw lu dem. boo xoolee sama dox ki xam ne yenn saa damay yenn saa dox ki day gis ak départ damay tëb guddi dama yaakaar na may studio wala may watee ginnaaw. te yooyu yëpp xamoo lu koy def. te daanu wax nga sànq benn daanu boobu daf ma ne may pàddee ginnaaw xam ku may pàdd xaw ma ko man mii di wax yenn saa dañ may pàdd. mais Ouzin yow yi ngay wax yaa ngi koy seet. waaw maa ko wax loo da nga koy waxaat lii man maa ko wax. léegi yow fan nga nar a dem ak ki nga xamante ni moo di Pawlish. fan nga gis ni da ngeen ciy dem parce que nit ñi maa ngi dégg cax ñi ji di wax naan est-ce que du leen tëggal combat pour que lépp leer ñu xool bu leen tëggalee ci géew yéen ñaar kenn dina daan moromam déet. combat loolu la yàkkamti loolu ma kaa yàkkamti. mais Ouzin doo ragal de. ku juddoo Parcelles. waaw yeloo Guédiawaye Pikine yeloo Yëmbal. ku yore banlieusard du tapet. ma xala banlieusard laa de. mais Pawlish tamit banlieusard la. waaw bokkuñu maa moom banlieusard mort vivant la. yow lan nga. man banlieusard rap. nga baal nu rek ñu mën a continuer émission parce que aussi commencé nañ ko pare te internautes yi lay seetaan également am na lu ñuy xaar ci yow peut-être gis nañu single bi nga jot a génne récemment ñu tuddee que li nga xamante ni moo di ndaw lan moo la inspiré ba nga way ci ndaw dinañ ñëwaat ci Ouzin ba mais ci kanam. non instant bi mun maa wax ci affaire ndaw dara déjà parce que sama xol neexul mun maa wax bu ñu avancé xam naa li muy gën di xóot macha allah ñu ciy eggale mais instant bi mënu maa wax ci wax yu ndaw dara parce que sama xol déjà neexul. alors dana dul gis ngay def ay soirée wala ngay woote ci ay bërëb lan moo tax te nga ni yow da ngay def li nga xamante ni moo di comédie musicale on te voit jamais sur les boîtes de nuit ngay farataal naan da ngay def entrée par exemple ngay woo ay nit lan moo tax xanaa du yow waykat nga comme waykat yëpp wala. mais parce que xam nga nit du nax boppam man mënu maa way parce que sama way ku mu daw sa yaram rek saytaane nga te nit du nax boppam su ma tëggee dina fees. mais duma xam lan laa war a way parce que mënu maa way nit du nax boppam tey man bu ma sig sa dabe ba ma tëgg boîte boo amul chance dañ may dóor parce que duma xam lan laa war a way su man dima way ma pour dawal ni xolu nit ñi de samay way personnel pour sama bopp neneen sa baat bu dawee sa yaram rek mën nga way sa bopp ooyu ma nax nit ñi dama way pour personnel pour sama bopp mënu maa tëgg boîte dina bëri trop parce que nit ñi dañ maa bëgg mais duma xam lan laa war a way ay ca Pawlish damay ñëwaat nag ci li nga xamante ni mooy fi nga jëm ak Ouzin nit ñi maa ngi dégg ci ay weewu bay
ñu naan est-ce que du leen tëggal combat yéen ñaar wala sax ñu jéem a xool nu négocier ba ngeen juboo non jubóo moom c'est déjà mais jubóo maa Ouzin jeex na ci àddina. du mbindeef sama papa Ngom Sedema maa lay jégalu parce que xam naa ne di nga woote pour maa Ouzin jubóo ñii woote laa xam ma sekk Thiam fondation ko Rasoul xam naa ne di nga woote pour ma jubóo Ouzin du am nga xam ne yow miy def livre Seydina Mohamed bi kenn du ma sekk Thiam. mais est-ce que tey bu la Wally Ballago Seck woowee doo jubóog moom parce que neewoon nga ci say interview kooku bu la bàyyee nga torox. waaw mais parce que xam lu waral loolu Wally loolu da ciy neutre parce que Wally damaa bëgg te bëggul ma am defet Ouzin il faut ma def ko li ma koy def pour Sénégal gépp teg seen bët ma firi. mais ba doo ko gaañ parce que aussi bu ngeen tey boo ko gaañ parce que moo ma gaañ mais yoon am na ci dëkk bi de boo fi defee loo fooru def ba du leen jël yéen ñaan ñëpp def leen derrière les barreaux ah non man duma kenn duñu def derrière les barreaux man ma duma ko rey mais dinaa ko jàpp takk ko dóor ko mu tëdd. mais loolu du yoon tu n'as pas ce droit. ma jox ko petit cola mu lekk ak laajte pour taat bi génn xam nga taatam dafa tàpp de tàpparka génn mu jóg Ouzin dinaa ko dóor yoo xam ne Ouzin ay weenam cëkk na. su ma góor la si nag waa góor la moom. mais kon lu si tuddee ay ween. non ay weeyam. ah oui ay weeyam cëkk na Ouzin ni mu bindoo man barke rasulillahi xam naa dina ko xam ay xale ngeen xam ngeen liu mbokk li naan kii dugub bant dugub yooyu gudd xam ngeen dugub yooyu soq. waaw soq ni soq bindoo noonu Ouzin mënut a dóor Pawlish léegi nit ñi dana war a bàyyi loolu xel sama xarit nag yéenay kaas mais xam ngeen ma man noonay Pawora du ma ragal c'est capito Ouzin dama ko yërëmoon mais nag su ma ko jàppee barki Seydou naaw dinaa ko dóor yoo xam ne bu dee ay mbokkam lañ ko téye fu ma ko gis moom yow na tuxu ko du ma bëri ko Ouzin ci àddina parce que Ouzin su ma bëree moom dama koy dóor mu tëdd. xam naa dama koy rey Ouzin dama koy tur ba mu tëdd li Ouzin nag lan nga laa laajte. reste à voir loolu noonu dinañ ci ñëwaat ak yéen. ayca kon dañuy continuer tuuti nga wax nu nag ci say projet lan nga entamé ci sa carrière actuellement lan nga bëgg a def. bu na sonn yàlla bëgg naa génne son yu bees. maa ngi waaj benn clip fas yéene woy sama yaay sagal ko. muy Madame Faye Sall. fas yéene woy Baara Mbaye Zaki San may waajal. Baara Mbaye. Zaki San. Zaki San ok. waaw Baara Mbaye Zaki San comprends nga. fas yéene def samay morceau opéra ñu ma ñi xamee. fas yéene def sama anniversaire bu mag muy 6 moom la le 17. ah yow da ngay dem ci saal yi Pawlish moom neen du dem saal yi parce que mënul way. man mënumaa way parce que sama way ku mu daw sa yaram rek saytaane nga. Pawlish moom parc an lay dem xam moom gaynde lay woy day dem di wër gaynde yi di woy bukki yi xam nga dafa ndiloo ñoom. kon li mu nduroog ñoom moo tax mu naan man ay domada ay maafe ay suppu kànje ay gaynde ay segg yooyu lay way moom. waaw boo xefee nag boo demee si gaynde woy leen day dem woy gaynde yi boo xefee gaynde bu ko gaynde jekkoo suppu kànje woon def ko dama daa. mais moom nee na bi nga ko dóoree yow bu ko neexoon bu dul woon moom gaynde yeeg segg yeeg bukki yeeg yëpp ay génn ci àll bi te dinañ sonal nit ñi moom moo tax kenn jugul ndax dafa leen toog leen amul problème man dinaa gérer sama cas. yow ñu fu ñuy jaar. xam du ma fekk te étage di yéeg gaynde fa lay yéegee gaynde mënut a yéeg de. ah gaynde day yéeg kay. non gaynde du yéeg du gis gaynde bu la dàq jee ma wax benn secret tey ji dafa mel ne sa jinne yi nga wóolu. ma wax benn secret ma mit di wax gaynde mosuma dàq ji kaka kenn xamu ko tey ma wax leen ko na tey Sénégal dëkk ma nekkoon dëkk Sëmbe Ndiaye ma nekkoon dama naa benn dëkk doon taxani damaa taxani ba sàgg gaynde dàq ji ma damaa daw yére bu fekk ma nga sol tout rouge yére bu ma sol moom laa simmi jël garab yéeg si garab daqaar jël benn kër gi ay ñax benn kii laa jël benn bant laa jël la mos ko yére bu ma sol la sànni ko gay dakaa for na daw gay dakaa ngànk daaw moo ma sëfee. Ouzin mën nga tàggoog internet yi lay seetaan. te jox nu rendez-vous yàgg Pawlish da ngeen di juboo am déet wala ñu tëgg combat. juboo maa moom combat bi laa bëgg combat bi laa yàkkamti man Ouzin Keita yàkkamti naa combat bi. ba ma wan ko kam may Ouzin Keita. mais lan la sa coach box jàngal pour le moment. li ma jàngal ma ko waxee doom sens. mais defal benn geste ñu xool. non ba ma def benn geste. Ouzin. non yow yaa am lu ma jàngal kay dama lay. Ouzin geste bi da nga koy def fële. xaw ma dama comprendre la. wuy ma di wax daal waa Sénégal waa àdduna bi. man a Pawlish Mbaye dëkk bi dina yëngu dina neex dina tàng bi pa bu ma koy dóor xam nga dóor naa ko 6 app. bi ba ma koy doon 15 appels laa koy doon
dinaa ko dóor dinaa ko mboot bu na som na yàlla incha allah dinañ jox rendez-vous Ouzin Keita si beneen facette Ouzin Keita si beneen feem. mbokk yeeg xaritu internet yi mën nga téye sa coup defe naa. waaw mën nga dem jërëjëf Ouzin kontaane nañ la bu baax a baax fit bee dem ay ca ñi ngi leen di kontaane yéen itam ñu du doon seetaan à travers Senbuzz restez scotché ici lépp lu ngeen bëgg a am ci li nga xamante ni moo di diggante Pawlish Mbaye ak Ouzin wax ji nu mu demee lépp di ngeen ko fi am alors on vous donne rendez-vous inchallah rabbi prochainement alors maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen kontaane yéen itam restez scotché wax naa ko léegi et surtout ne vous le faites pas raconter c'est ici que ça va se passer passez une bonne soirée passez une bonne bon matinal ou une bonne nuit, ça dépend de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao.